asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balu àq di leen bal àq ñu ngi fii tey jii ci Njaxiraat nekk ci commune Sangalkam dans le département de Rufisque ñu ñëw nag fekk ci fi ki nga xamante ne nii day sunu papa di Papa Matar Thiandoum xanaa ñu jox ko rek mu nuyoo ba yeggal. ñu ngi leen di fay di leen ziar ci koor bi di leen ñaanal jàmm ñu dugg ci koor bi bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah defal ñu ko defal ko Sénégal yëpp alhamdulilah. La chaîne de l'éthique et de déontologie comme ni mu ko baaxoo defee. lépp loo xamante ne nii dafa xew ci biir réew mi xew ci département bi xew plus précisément à Rufisque seen chaîne de télévision numérique Bar TV dina jóg ànd ak askan wi dem toppal leen loolu tey ji nag loolu moo waral ginnaaw bi ñuy seetloo ni depuis ay bis ñoo ngi gis ni ñoo ngi dégg coowal suuf fii ci Njaxiraat nekk ci commune Sangalkam nekk ci département wu Tëngéej ci titre foncier 1307 si loolu si lañ sole sunu dàll ñëw fekk si fii ki nga xamante ne nii mooy Papa Matar Thiandoum nekk le mandataire de la famille Thiandoum bëggoon waxtaan ak moom lan moo xew papa ñu bëggoon a xam lan moo xew ci coowal suuf soosu nga xamante ne ñu ngi koy dégg fii si Njaxiraat te nga xamante ne dañ ko immatriculé titre foncier 1107. titre foncier 1107 ñu ngi ko enregistré en 1953. juróomi nit bokk ko Aliou Gueye Ndende Gueye Amadou Ndoye Abdoulaye Boye Mandiaye Thiandoum muy son papa ñu enregistré ko en 1953 muy donc lu tubaab di wax copropriété ñoom ñoo ko bokk c'est privé titre foncier xam nga ne privé la. waaw boo amee junni at sax boo ñëwaatee rek sa affaire sa wàll dafa war a génn bon temps boobu bi ñu ko enregistré 163 hectares la woon parce que Sangalkam une partie dafa rëyoon dafa rëy jaay nañ ko ñu yëguñu tinuñu parce que ñun suñu papa mu ngi génn àdduna en 1949 le 12 septembre 1949 donc ñun yëguñu tinuñu kenn mësuñu sax wax ne am ngeen suuf wala leneen mais yàlla xam nga lu mu téye boppam kenn mënu ci dara yàlla moo ko téye ba ñun ñu màgg ba nekk fii tey waaw famille bu xawoon macha allah xaw a bari yàlla def na nag actuellement man maa ci des man dama doon liggéey mais amoon jot daal pour toppatoo affaire suuf yooyu parce que su ma yaay dama doon wax ne affaire suuf yi daal ba ma sañoon een teg ko fële kenn toppatoo seen liggéey bon ñun tam ñu dégg ndigal boobu bi muy retraité nag ma ne mais man il faut ma xool sama benn xarit bu nekk impôt ñu ne mais yow Thiandoum est-ce que yow sa papa amul suuf ma ne ko on m'a rien dit mu ne ma non attends demain tu viens me voir si ma ñëw bureau mu génnee registre yi bi mu gis rek ma commencé jooy quoi j'ai vu le nom de mon père ma gis sama turu papa ma ne mu ne ma non danañ koy topp rek fii ba yomal xëyam du jeex parce que héritier nga moo la jur propriété yow yaa ko doon ñeneen ñi ñu mu bokkaloon ñoom ñu seeni doom ñoo leen doon ci loolu lañ basé ñu dugal kayit yi mais xam nga ku la ëpp doole rek doole financier doole relation ak yooyu bon ñu ñuy faagaagal rek waaye ñu taxaw rek man a gars yi taxaw leen rek ndax titre foncier droit dafa wax ne fii ba junni at comme ni mu ko waxee léegi saa yu ñëwee rek mën nga ko réclamer et tu auras gain de cause parce que c'est privé waaw ñun nag dañu bëgg a xam waaw xanaa réew mi ban façon réew la bu dee l'islam day du ne set wala leneen mooy doonu suma baay te li gën a doy waar ci affaire bi mooy ci titre foncier bi juróom ñooñu bokk
Aliou Gueye boobu nekk ci kaw moom ak yaayam ñoo bokk benn ndey Aliou Gueye bu mu génnee àddina ay doomam ñoo ko doon waaw ñun ñu def ne Aliou Gueye boobu di tàndaam bokk ak moom titre bi moo ñëwaat encore doon ko loolu xel mënu ko nangu te ñun ñu ngi dund boobu ay xale la mais ñu ngi doon dund lu jot daf yëmb yàlla moom ñu fi nekkoon dem moo fi nekk tey moo fi nekk suba yàlla moo ñu ko téel léegi nag ñun ñu dem ak ñoom ndek ñu xëy benn bés ñu ne jaay nañu 74 hectares ma ne waaw 74 hectares yi desoon waaw xanaa bokk comme lekk nañu léegi yëpp waa xanaa lii nu bàyyi kaa ñun au moins ñun ñu mu te mais ñoom bëgguñu dégg loolu ñun tam duñu dégg loolu jaay ngeen ko fekkewuñu ko njaay moomu mënu baax ci àdduna parce que ñun ay héritiers lañu waaw ñu ne non jaay nañ ko boobu temps boobu le cadi ma lan ma ne mais yéen a ngi daal seen bopp yoonu cadi yoonu julit wax ne bu ñu dee jarbaat la moo koy doon déedéet waay non c'est pas possible et en droit nga baal ma tuuti ma dugal ko français bi non en droit ñu wax la ne la qualité d'héritier est inaliénable, insaisissable, imprescriptible. Donc là-bas, il y a eu du faux. Parce que def nañ ko ci gannaawam defuñu njabootam faux boobu droit aussi dafa wax ne la fraude corrompt tout. kon nag jeex na waaye wi jeex na. li fi des ñun ñoo ko moom waaw ñoo ko moom et ça vraiment le président de la République ñu ngi ko ci ñaan daal mu taxawal ñu si quoi ndax wax dëgg yàlla boo demee bu Cour des comptes condamné la ne la ni nga jaayee baaxul parce que il fallait que nga xaar ba succession ouverte maanaam pendant ce temps la succession n'était même pas ouverte donc il y a eu du faux. Et le faux corrompt tout ñun daal foofu lañ teg suñu tànk xeexuñu xuloowuñu ñu mu dee léegi nag ñu bëgg a yaay doole parce que c'est une société nationale mais ça ne peut pas passer béré bu koy mbaam la ça ne passera pas parce que ñun dafa am lu ñuy xaar tuuti rek dafa am lu ñuy xaar mais am na foo xam ne nag on va pas franchir le Rubicon non jamais ñu koy def de waaw légaliste nag ñu def histoire ñu mais fi ñu teg suñu tànk daal ci loi dañ koy pousse ba ci buuf ta boobal. incha allah mu mel ni SNHLM moo ko jënd nee nañu mais auprès d'héritiers loolu la ñu wax lesquels héritiers ñan la ñooñu c'est pas nous les vrais héritiers de Mandiaye Thiandoum c'est moi et mes sœurs malheureusement qui sont décédés. su ma dégloo ci sa wax terrain bi à l'époque dafa nekkoon 153 hectares 163 hectares si biir 163 hectares yooyu yéen laataa ngeen di màgg am na luñ ci jot a jël ba nga xamante ne des na 74 hectares léegi 74 hectares yooyu la famille Thiandoum ñoom ñoo ko doon te la famille Thiandoum boobu yow yaa fi nekk le mandataire de la famille léegi nag tey jii ban société moom moo ko jënd ak société boobu ñoom lan lañ am comme preuve matérielle luy wane ni ñoom ñoo jënd kii bi. ñoom dañuy jënd ci ay héritiers waaw yan héritier kay Mandiaye Thiandoum ñun la. ma dégloo ci li nga xamante ne ni yéen moom ngeen wax dafa mel ni yéen da ngeen bëgg a enclencher benn yoon waaye yoon bi yéen a ngi ko bëgg a teg si yar si teggin si bañ a xuloo si bañ a mbatoo si bañ a mbiccoo mbàlloo sans pour autant nag ngeen bàyyi dara loo xamante ne ni dina leen xañ seen i droit
donc si ma comprendre mooy yéen daal di ngeen taxaw tem si li nga xamante ne nii moom ngeen moom muy seen suuf ngeen jël lu ñu moom daal muy ñaata hectares moo des si suuf 74 donc daal léegi 74 hectares moom moo des si 163 hectares yi yow léegi 74 hectares yooyu moom ngeen di réclamer 74 sax pratiquement desul parce que il y a pratiquement la moitié le tiers du village traditionnel et yi bokk bon mais quand même bu sa xatul gumba bàyyi ko ak ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko moom ñoom wax dëgg yàlla dañuy guddal jël bi rek mais du sotti incha on allah peut pas passer léegi nag li nga xamante ne nii moom lañ bëggoon a xam mooy dañu gis ni tey jii ñuy dégg nii foofu jotoon nañ fa def dara am ñu ko ñu ñëw dindi ko toj ko tabax yu demee noonu léegi nag loolu aussi bëggoon nañ nga apporter ñu si ay leeral ba xam ndax dafa am ñoo xamante ne nii dañ ko jotoon a lotissé jox ko ay nit ñu toj ko ak yeneen ak yu demee noonu. man maa joxe c'est li nga moom. li moom ma joxe ci bon malheureusement ñu ñëw ëpp doole yaa génn fi ay këy def nii bon xam nga loi dafa garaaw droit dafa garaaw droit bu prononcé woo rapport Cour des comptes mais la Cour des comptes d'une institution pratiquement judiciaire mais su prononcé wu ne lii fraude la baaxul waaye loolu ça annule tout dëgg la kon daal mel ni kon su ma comprendre wax bi yow jotoon ngeen engagé yéen ak ñoom benn procédure ba nga xamante ne nii su ma dégloo kon ñoom ñàkkoon nañ kii boobu. mais dañu war a ñàkk dañu war a ñàkk. mais demagu leen devant la barre. non c'est-à-dire tubaab dafa wax ne encore droit quand on achète mal on paye 2 fois là ils ont mal acheté. Ils ont profité d'une certaine situation avec leur notaire, que je ne veux pas citer. Bon, avec un micmac pour faire du n'importe quoi. Mais xam nañ ne loolu ça ne peut pas passer. Man yaay moo ñu jur ñun. moom man mii moo ma jur. yaa ngi may dégg. te moom Mandiaye Thiandoum la woon moom. Mandiaye Thiandoum. Ali Gueye. Amandooy Ndoye. Ndende Gueye. Ablaye Boy. kon ñoom juróom ñooñu daal. ñoo bokkoon les 163 hectares yi nga xam ne moom lañ immatriculé. titre foncier 1107. bi nga xam moo nekkoon fii ci Njaxiraat. si loolu nag léegi si la dem ba desoon 74 hectares. 74 hectares yi yenn yi xëy na village traditionnel bi am na. lu ci jël léegi nag yéen li ci des. loolu ngeen di réclamer ci lu amul xuloo ci lu amul xeex. ñun tam war nañoo lekk comme ñoom. war nañoo dund. ñoom def nañ ci lu ne. mais jamais. Mais à l'époque, les gens m'ont dit, mais écoute, les vieux là, il faut les amener devant ici. J'ai dit non, jamais. C'est mes grands frères et papa. Ak ay rakam. Ma yóbbu leen ci yoon. Mais kon ku ma dégg foofu di nga ma da ngay génn ci man. Je ne le ferai jamais man lébu pire là. du ma dugg ci lu ma moomul. du ma ko sax gis du ma ko xool. dama kaa romb dem. dama amoon benn nijaay. mu may wax ne xam naa jom la kaa maye. dafa fekk tali bi ñu lal ko ay billet banque ba mu fees ku jaar si kaw fekk amul ab dépense waaye doo si for dëgg la ñun loolu lañ xam dëgg la waaw ñun lu ñu moomul bokkuñ ji duñ ko sax xool billaay barke Seydina Issa waaw léegi fi mu nekk nii bi ngeen ko lotissé am na ñoo xamante ne nii jotoon nañ fa tàmbalee tabax waaw léegi nag ñaata kër la ñu toj foofu ci li nga xamante ne jotoon nañ ko commencé tabax 200 hein, ici de ce côté. 200. Ah oui 200. Bon côté bële ay 50 comme ça. mu mel ni kon loolu dina métti si ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko doon defar ndax Sénégal moom dëkku taqale la. donc nga taqale waaw jaay caaf jaay beñe ba am dara waaw ba am dara. bokk ci natt yi. waaw loolu. ak boobu dafa garaaw. ak boobu baaxul ci réew. ak boobu dafa garaaw. man ces gens là li ñu doon defaree ñoom ñoo ko moom. man joxuma leen ko ciment bi joxuma leen ko terrain bi laa leen jox terrain bi ama si am droit. jox leen ko. mais quand même xanaa balaa ngay toj nga kooku ka jënd. waxuma ma daal Thiandoum mais ka jënd.
mais nga def ko dafa am procédure. sommation nga wax ko. ne ko lii. kon ñooñu daal ñoom su ma déggee mooy ñooñu kon bi ñu leen di toj kenn joxu leen benn sommation interpellative. non dañ ñëw rek daal di toj. léegi nag si loolu ñoom. et li ma ci gën metti mooy bu ñuy toj. ñu ngi ànd. ak des enfants pas les enfants de Ndiagne Faye c'est comme ça que je peux l'appeler. mais Ndiagne Faye sa mère mooy Aly Gueye boobu. ñoom ñoo fraudé de comme quoi moom moo doon son papa. ñooñu le Cour des comptes condamné. D'accord. ñooñu le Cour des comptes ñu ànd ak HLM ñëw. di leen indiqué fu ñu war a toj ak fu ñu warul toj. mais en droit mu mel ni kon dafa mel ni une partie de ta famille. ñoom ñoo non du suma famille. famille Ndiagne Faye. famille Ndiagne Faye. Rufisque Daaru Salaam. ñoom ñoo ànd. ak tojkat yi di leen indiqué. te ñoom amuñu droit sax taxaw ci terrain bi. selon la loi. non parce qu'il ne figure nulle part. D'accord. man je suis héritier fils de. kenn mënu ci dara. c'est la loi. waaw dañ ma wax ne ci loi amul délai. lépp lu xam ne suma kilifa moomoon na ko wala moom gi am naa droit réclamer ko. waaw xaw ma nag leneen. incha allah droit laa wax. waaw. kon mu mel ni tey jii bu fekkente ni. yaa ngi lancé yaa ngi bëgg. ki nga xamante ne ni moom mooy son excellence le président de la république. ah oui jàpp ci yëf yi pour que ñu jox leen yéen li ngeen moom loo koy wax. ah xanaa di ko sant rek bu boobaa. di ko sant ndax ñu ko xarab. ndax fi leen dëkk. bu yàqoo ñun la yàqul. réew mi. te la ñu bokk. te moom presque mën naa wax suma nijaay ndax Sall la sant suma yaay Sall la sant. donc mais am na yoo xam ne daal ñu ngi ko ci yàqal quoi. te jaru ko. àdduna yàggul. du dëgg. waaw ñu bëgg daal mu rétablir ñu dans nos droits. de seen DG bu bees bi nag bon ñëw na nee na voilà ñoom moom fii mais moom dafa mel ni jàngul école. mooy DG ban société. SN HLM. moom SN HLM. waaw. nit bu demee ba nekk administrateur civil. dafa am nu muy toog ak nu muy joxe. boo nga ñëw sax fekk peut-être nekkuñ ci loi. nga woo leen mais kaay leen ñu toog waxtaan. waaw mais loolu c'est ça le dialogue. c'est pas par la force parce que après mais Dieu yàlla te xale lu góor la. mu toog di seetaan rek mais attention de. waaw man daal lu mu bëgg daal ñu def ko ci dans le calme. la sérénité. ñu xam ñun ñëpp on est sénégalais. bu kenn nax kenn. man nag suma alal du ma ko bàyyi. suma alal bàyyi. du ma ko bàyyi laa wax ku keneen nag bu la neexee na keneen doon mais man suma alal bàyyi du ma ko bàyyi tey du ma ko bàyyi léegi. man maa koy doon. waaw man maa koy doon. lii mooy li nga xamante ne nii moom lañ leen jëlaloon fii si Papa Matar Thiandoum nekk héritier si li nga xamante ne nii moom mooy titre foncier 1107 te nekk fii si Njaxiraat comme ni leen ko waxee nekk dans la commune de Sangalkam dans le département de Rufisque. mu mel ni kon seen chaîne de télévision numérique Bar TV la chaîne de l'éthique et de déontologie nii rek la fas yéenee doxee lépp loo xamante ni daal bëgg nañ kaa yëkkati teg ko ci kaw askan wi muy lu baax muy leneen lu mu mënti doon ñun seen chaîne de télévision numérique Bar TV dina jóg ànd ci askan wi ba leeral leen lépp